mbokk yi ñu ngi leen di nuyu daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri international leeru jamono Walf TV mbirum Khalifa Sall ay ndaw jege ñaale maire bu Ndakaaru fas yéene amal doxum ñaxtu filek ay fan wutali Rëbës ngir génne fa seen leader Khalifa Ababacar Sall yooyu leen ndaw jot nañu amal taxaw seetlu ci dogal gi tukkee ci haute cour de justice bu CEDEAO mi neenal toppee gi nguuru ko Sénégal toppee Khalifa Ababacar Sall ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ñàkkum ndox gu tar ci gox yu bari ci Ndakaaru loolee feeñ ca quartier Bara Faye ab quartier la gu ne ca commune bu Yeumbeul Nord askano fa yeewoo munatuñu nelaw ba yandoor ndax xaaju guddi lañu jóg ngir mun a am ndox jaaxle nañ ci lool ñu ngi sàkku ba tey ndax ci réewum Sénégal lañu bokkam déet dànkaafu nañu nguuru ko Macky Sall Mbour ci coow juddu na ca marché central ba ne ca Mbour jaaykate fippu nañu nu maire ba bokk na ci xamle ne daal dootul yàgg daañu banque seen loxo du moyu payum juuti googe foofe ca marché ba ndax marché gi ni mel rafetul ci gët daañ ci fegoog suñu naataango Thierno Daf daañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew ak Fatmata Sey Ndiir mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci atalum xibaar yi. ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek ñaxtu ko yëngu-yëngal askan wa dëkkee ca quartier Bara Faye ma nga ca Yeumbeul Nord ñaawlu nañu lool anam yañ fay dundee ci ñàkkum ndox gu tar ne xaaju guddi la ñuy jóg ngir mun a am ndox daal dinañu sax dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram ci tamit seen nekkin mel na ni sax nguur gi def leen a faaleetul ñoo ko xamle dañ ci teewlu ñenn ci ñoom ci micro Théodore Semedo. teel a robinet yi ubbi bu 5 heures robinet yi arrêté mais tout récemment nag bu yàggul ak léegi am nañu 6 mois yoo xam ne ndox mi ñuy naan baaxul dafa xeeñ ndox mi baaxul dafa xeeñ. 1 an amuñu ndox da ngay jug ay 2 heures du matin ba 3 heures du matin muy xel yi tuuti boo rote ñetti bidon mu tëj wala léegi-léegi sax da ngay yow doo am nelaw te doo am ndox. amuñu ndox sama biir bi day daw ndox mi neexul ñemewu ma génni guddi su ma génnee bandi yi suñu sët yi duñu génni. sonn nañu ron nañ ba sonn ay ndoxu pompe la ñuy liggéeyee moom la ñuy toggee moom la ñuy naan dañoo sonn. ndox sécurité hygiène suñu xale yi ñu ngi leen di sàcc di leen yóbbu di leen yeew ci tabax yi nekk fii di leen siif lu ne. amuñu ay mbedd suñu xale dañu fa dugg di fa lap laa la wax bassin bi salte na am na ay yeew ay mbott ay jasik oto mburu sax mënu dugg ci koñ bi daal suñu tiwo yaa ngi nii mais amuñu ndox amuñu dara. ay agresseur lañu am fii yoo xamante ne ak ñeneen ñoo xam ne barki démb rek lañ fi yeewu benn xale bu jigéen ba ay xale yu góor a ko yeew ci benn tabax. école yi classe yi doyul fii daal problème yi kenn mënu ko wax nañu nu dimbali amul benn kaaraange. kenn ñëw fi ñun xamuñu sax suñu maire ñun dañoo sonn état bi sax xam nañu sax ñun parce que Macky Sall avant mi falu ñëw na fii avant mi falu te ba mu fayoo ba tey xamuñu fàtte nañu complètement duñ ko voteel Macky Sall bàyyi ñu xel fii nga daan ñëw ñu lay sànnil carte bi yoon moom kenn du la sànnil carte. ñu dem ca Mbour foofe nag coow juddu na ca marché central ba fa ne jaaykat ya jot nañoo fippu ñaawlu nañu doxalinu maire bu Mbour ma leen faalewul ne ba léegi marché baa nga salte te tamit xool ko rek rafetul ci gët sàkku nañ ci kilifa yi ñu taxawu leen lu ko mooy pare nañu ngir banque seen loxo ne dootuñu fay juuti foofe ca marché central bu Mbour dañ ciy teewlu Thierno Daf. ngir fësal seeni mer jaaykat yi nekk ci diiwaanu Mbour nee nañu fi ak diir bu néew daañu jël tàbbite fu ndogal tëj seeni bitik te dootuñu sàmmooti ak benn juuti bi leen war ak mairie bi. leen na lu ñuy fayete lu jëm ci nguur gi moom dootuñu ko def daañu yegg nag ci tëj suñuy place déglu leen ba lu ñuy def ñu def bañ a teeb dara kay lu ñu mën a fay amatul ñun mënatuñoo fay lenn fasatuñ ko yéene fay kay tànk lii nii ñu def teggiwuñ ko ndax lii dafa teguwul fenn dëkk yi ñu liggéey bare na Mbuur dong lañ yeb gi ñu yeb loolu nag damaa xamul fu mu tege moom daa mel ne yeneen dëkk ñooy ay nit waa Mbuur moom duñu ay nit loolu moom ci lañ jóg. si ana lan moo waral ñu yëkkati kàddu gu nu mel faram-fàcce yi ak ki yore kàddu jaaykat yi. ak taw bi nawet bi nga xam te ne fii ne nii place boo dugg day xonq curr daal yoo sol boo demee salle de bain sax day takk rip
yére yi nga sol kenn du xam lu muy nuróol te frais yi day yokk fi mu toll nii dara wàññikuwul lépp di yokk charge yi camion bi camion boo daan fay 25000 50000 nga ciy fay léegi mooy li gën a yomb am na ñoo xam ne sax daañu fay lépp loolu ndax am ñoo xam ne ay pousse-pousse lañu jël di jële ji fële bagage ca fu sore ñëw di ko tegaat nga xam ne daañu fay ñetti transport fii ak Dakar ak Mbour ñetti yoon da nga ko fay. mënatuñoo jaay dara pomme de terre soble mais ñëpp lay rey même éleveurs yi yar ginaar sax mënatuñoo jaay ginaar ceebu waalo bi dañ koy jaay ñoo xam ñun sax mënuñu ko am. bala ñu yegg ci loolu nag ñoom jaaykat yi woo nañu kilifa yi toogal nguur gi ci diiwaanu Mbuur ngir ñu wax ci nu mu. ñun dañoo sonn ci suñu marché bi dañoo jël marché bi yëpp tëj ko 9 routes mboolem fi nit di jaar pour dugg ci marché bi ñu sotti ñu fa ay xeer ay jali suuf yoo xam ne juróomi weer yi ngi ñu def ñu ko bu fay location jotee ñu fay te amatuñu lu ñu fayee location parce que kenn ñëwatul gisatuñu ku ñuy jaay. léegi nag loolu ci loolu lañ bëgg mu jóge fi te kafuñu ci réew ñi te jóg nañu pour maanaam lu mu laaj daañ ko def. gis nañ kilifa dëkk bi wax lañ boobu ba léegi nag amaguñu lenn lu ñu réagir ñu dara jéemuñu lenn tamit ñun nag daañu jéem suñu kéemtalaayal kàttan pour jëlee leen fi. bi ñu jokkooyee ak moom nag ñi nekk ci mairie bi nee nañu ñoom mënuñoo goudronner ay yoon te duñu indil askan wi ay jafe-jafe maanaam mënuñoo defar omelette. te duñu toj ay nen. Mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. koy jaajëfal Thierno Daaf dañu dikkaat fii ci Ndakaaru dem ca commune bu Njaareem Limamoulaye màggetaayu école ya fa ne doon na lu jaaxal lool maire ba ca lycée Mame Seydina Limamoulaye tabax ya màgget nañu lool ba léegi pexe amagul jot nañu ko fa jooytu sàkku ci nguur gi mu taxawu yooyu la école ngir ñu méngowaat ak jamono. Mamadou Baydi Sey maire bu Njaareem Limamoulaye ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. yàgg 72 la li ñuy lancé appel mooy état bi. parce que école bu toll nii yombul defar mais état bi la ñuy lancé appel ak partenaires yi mën a ñëw jàppale ñu ba vraiment école bi ñu réhabilité ko. parce que école boo xam ni du ma wax sa école ba sama commune moom vraiment chance bi ñu am ci école yi mooy jàngalekat yi bëgg nañ école fonk nañ école te rus nañ ñu ñun dañ ñoo wormal li ngay dégg ay grève ak yéeg nangam ñun suñu gaal du ñu grève ndegam daañu grève sax ñu néew la ñu doon mais foo ñëwee fekk programme jeexal nañ yàgg. ba kenn amul benn jafe-jafe amuñu guddi amuñu bëccëg amuñu samedi amuñu dimanche lépp parce que ñoom nee nañ daal dañu war a xeex ba ñu am ndam jàngalekat yi fii noonu la ñu mel duñu yàq ñu ngi defar ñu ngi woo xale yi te ñooñu ngay gis ñu laaj xale yi ay juróomi dërëm ak nangam ñoom laajuñu parce que xam nañ ne fii nit ñi amuñu même essayé nga xam ne ñuy laaj ay nangam ñoom duñu laaj dañuy toog ñun ñëpp di waxtaan seet ban pexe ñoom ku ci am génne ñun bu ñuy amee génne donc boo amee équipe pédagogique yu mel noonu ci sa biir commune vraiment da ngay war a fexe ba teg leen ci condition yu baax condition première ci Ndakaaru gii comme nekkuñu ca fa abri provisoire yi bëri mooy fexe ba école bi baax classe yi baax parce que barki dem taw bi bu tawoon un jour avant examen day arrêté muy fii di école amul kan donc dafa war a tax ñu war a xalaat fii ak déwén nan la ñuy def ba balaa booba yàlla dimbali ñu ba école ki en tout cas ñu ngi lancé appel solennellement au président de la République parce que xam nañ ne moom dafa gëm école bëgg école. kon li ñu koy ñaanaat mooy école ñu baleen xel bu ñu jël rek investissement yi def ci biti yaakaar ne ñun fii ci soxlawuñ ko on a des problèmes dans les écoles ñu ñu dimbali pour ñu mën a performer comme ñëpp maa ngi koy lancer appel boobu di ko lancer aussi à nos partenaires parce qu'il y a des bonnes volontés qui sont dans ce pays ñoo xam ne tey am nañ capacité financière ñëw xool ardoise yi ñu dindi ko defaraat ko. xool douche bu yàqu ñu defaraat ko te yàlla tax rek pour jëriñu askan. ngoog dañuy dem ca diwaanu Saloum mu ñeel coowal drogue nga xamante ne police bu Kaolack jot na caa teg loxo waa joo xamante ne la mu yoroon ci drogue maanaam ci wàllub sinébar toll na ci fukki kilo ak ñeent maa ngi ko yeboon nag ci benn autobus waaye nag police gestu na ba mun leen a teg loxo ci jamono ji dañ ciy teewlu leeral yeeg Alhassane Ba. ci ab xibaar bu askanu Kaolack toqal ci seen nopp gannaaw ba ñuy amal benn opération de patrouille ñi lay bokk ci brigade de recherche bu police bu Kaolack jàpp ci ñaari yoon lu toll ci fukk ak ñeneent kilo wu yamba ci Kaolack feem bu yees bu trafiquant yi di jëfandikoo nag moom mooy bis yu xeeb transport en commun commissaire ñi ma jeeju mi ñu dénk commissariat bu Ndorong jamono ji mu nekk ci wuutub négandiku ki la di commissaire bu police centrale bu Kaolack ñëwaat ci pexe yi ñu def ba teg seen loxo ci yamba jooju. Police dafa jàpp au cours de cette semaine une quantité totale de
14 kilogrammes de chanvre indien ñi ngi ko jàppee ci lieu d'embarquement bu nekk Léona ci ñaari yoon lañ ko jàppee première jàpp bi ñu ngi jàpp 8 kilos deuxième bi nekk 6 kilos mais loolu yëpp buñ ko réussir c'est grâce si ñi def yu ñaawteef yooyu noonu dañuy utiliser parfois ay bërëb pour jaarale fa yamba bi. commissaire Diédhiou nag rafetlu bu baax ànd gi nga xamante ni askanu Kaolack ñu ngi koy amal di gën di jege police ngir feeñal mbir yi ñu demee waaye tamit yokk na si di jaajëfal njiit yi leen féete ci kaw teg leen ci yoon waaye tamit rafetlu ni élément service régional de sécurité publique xaree seen tànk tubéy ci njiitalu commissaire bopp bu police centrale ba opération bi ñu doon amal daal di antu te nañ ko bëggee. buñ ko réussir rek c'est parce que population Kaolack bi moo si jàpp. ndax population Kaolack bi saa yu gisee lu ko jaaxal rek day ñëw ci police jox ñu ay information pour que ñu mën a def suñu liggéey. c'est parce que tamit suñu personnel suñu éléments yi ak seen njàmbarte ak le fait que tamit du ñu jug ci sonn pour population sénégalaise bi nekk ci jàmm assurer seen sécurité loolu moo tax tey résultat bi tey ñu am ko. waaye tamit ak suñu kilifa police yi ak tamit ñoo ñuy jox jàngat bi nga xamante ne. moom mooy tax fu ñu munti dem rek ñu assurer sécurité population bi. jamono ji nag am na kenn ku ñu jotagum téye loxo waaye enquête yi ubbi nañ ko te ñu ngi koy wëyal ba léegi ngir xam yamba joojee fan la jógee fan lañ ko yóbbu. ñan ñoo bokk ci réseau bi koy trafiqué ndawal brigade de recherche bu police bu Kaolack am nag liggéey bu mag biñ ci war a def ngir feeñal coggalu wéy defkatu ñaawteef yooyu nga xamante ni dañuy jëfandikoo sëlëbu yoonu dëkkub Kaolack ngir di mën a amal seeni dil ba wesaare seen yamba. Kaolack Alhassane Ba Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba ca Sédhiou accident ya fay faral di am ñu joxoon ci baaraamu tuuma dawalkatu moto Jakarta ya ndax ñàkk mun dawal ak sàmmonteeg code de la route ba tax na sàkku nañu ca ña ca yëngu ci ndawalum Jakarta ñu gën a gëstu li dawal laaj bi ngir mun a wàññi accident yu fay faral di am foofee ca Sédhiou dañ ci teewlu Lamine Bayo. Union africaine dafa tànn 16 juin pour at bu nekk mu célébrer si taxawaayu xale yi waxtaan ci xalaat si sottante ay xalaat pour que ñu xoolaat suñu bopp xool suñu doxalin pour que xale yi seen nekkin gën. mangoog dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo dañu dem ca diwaanu Sédhiou accident ya fay faral di am te ñu joxoñ ci baaraamu tuuma dawalkatu Jakarta ya ne bokk na ci seen ñàkk mun a dawalin ak i tamit seen ñàkk xam code de la route ak la mu laaj loolee faral di jur gàllankoor gu métte métti foofee ca Sédhiou suñu naataangu Lamine Bayo incha allah daañu dikkaat ak moom ca na mu gën a yaatoo ñu ngi may xamal ne jàppandina ca Sédhiou Lamine Bayo. dem ak dikk bi fii ci Sédhiou ñu gën leen dépôt ci tour bu ñuy ne Jakarta maani jamono yi wax ci dafa bëri ci seen fànn am ñuy ne accident yoo xamante ne day jur loraange seen loxo mu ngi ci biir. commencé constaté mooy accident yi donte bëriwul mais mi ngi commencé waat alors du ñu xaar nag ba mu gën a bëri pour que ñu génn wax ci ak autorité étatique yi li ñuy def rek mooy ñaaxaar leen woowaat leen pour que ñu mën a ñëw dimbaliwaat ndaw ñi nekk di yëngu ci wàllu moto Jakarta donc ci biir loolu. maa ngi woote. ñoom ba léegi soo gisee accident yi di bëri parce que dañ leen tàggatul am ñuy dawal moto Jakarta xamuñu luy code de la route xamuñu nu ñuy def pour aar doomu aadama yi te ñu leen di bàyyi bis mu ñuy yëpp ay nit. man ci sama gis-gis ak sama yaakaar foog naa ne ndaw yooyu faaw ñu tàggat leen parce que munoo di dawal moto wala ngay yëpp ay doomu aadama xamoo luy code de la route xamoo nu mu méngoo xamoo nu mu dëppoo loolu tax na ñu bëri ci ñoom ñuy def ay loraange ci ay doomu aadama ndegam soo yebee nit xamoo yow d'abord nooy aar sa bopp ak ki nga yeb noo koy aaree loolu musiba la loolu ñoom si seen biir ba tey am ñoo xamante ne nee nañu yoon yi Sédhiou yi dañoo yàqu am ñu bëri dañ ci sóobu xamuñu nu ñuy def. di nga fekk ku bees si sa maanaam fu nga ni taxaw quoi di nga fekk ku bees foofu noonu te yow xamoo nu ma jëndee jakartaam yow yaa ni nga jëndee sa jakarta rek nga mën a xam man nit ki nu ma jëndee jakarta xamoo ko léegi mënoo ko ne bàyyil dawal wala leneen wala des fois da ngay dem ba ni si rond point yi nga gis nit ki nu muy dawalee mënoo ko ne ni ngay dawalee baaxul mun na la tontu yenn tontu yoo xam ne mënoo si dara. vraiment il faut que ñu xam ne ni Sédhiou lu ñu doon jooy loolu lañ am il faut que ñun ñoo xam te ni ñuy dëkk fii ñu comprendre ni affaire bi ñun ñoo war a tax affaire bi gën a baax bu ñu nekkee fii di xëccante ak ñooñu affaire bi mën a baax. maa ngi leen di ñaan.
ginnaaw lépp loo xamante ne teg nañ seen kaw ci tuumal mun nañ ne jakartamaane jamono yi suñu amuloon Sédhiou dem ak dikk bi dina gën a jafe tax na tamit ndaw yu bëri yi nga xamante ne amuñu xëy fa la ñuy jàppandiku di dundal seen njaboot Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. Lamine Bayo ca Sédhiou la ñuy bàyyeekoo ñëwaat fii ci Ndakaaru addu ci dossier Khalifa Babacar Sall ay ndaw Khalifa Sall ne pare nañu ngir amal doxum ñaxtu wutali kaso Rebeuss ngir mun fa ca na mu gën a gaawee ndaw ñooñu le dañoo sukkandiku ci dogalu àtte gi tukkee ca cour de justice bu CEDEAO mi neenal toppee gi nguurug Sénégal topp Khalifa Babacar Sall tax na nag dànkaafu nañu nguurug Macky Sall ci dossier gi ni mel dañ ci teewlu Basirou Samb mayor seen kàddu ci micro Soxna Samb. woote bi nag lenn moo ko waral ndaw Khalifa Sall yi ñoo ko woote ngir waxtaan ak yéen ci décision bi nga xam ni moom la haute cour de justice bu CEDEAO génn démb fàttali ñu loo xam ne ñun jàpp nañ ni du lu bees parce que dañu jàpp depuis le début que Khalifa Ababacar Sall dañ ko jàpp ngir jaay doole dañ ko jàpp ngir ay ambition am boobu ba léegi amul benn droit boo xam ni Macky Sall ak nguuram respecté nañ ko bi ci njëkk règlement 5 UEMOA dafa wax ni bépp nit boo xam ne dañ ko jàpp dès les premiers instants arrestation dafa war a am avocat bu nekk ci wetam pour fekke bi ñu koy déglu ñu gis ni Khalifa bi ñu ko jàppee nanguwuñu ay avocat am fekke audition am bu CEDEAO wax démb ni loolu violation droit la mu waxaat ni bi ñu jàppee Khalifa Ababacar Sall yàlla def mu nekk député dañu respecté wul ay droit mu waxaat ni ñu yëkkatee mbalaanu kiiraayam maanaam immunité parlementaire am respecté wul benn yoon droit yi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall am na ko mu wax ni ginnaaw yooyu nga xam yëpp relevé nañ ko ci ay manquement haute cour de justice CEDEAO sàkku ci état du Sénégal ñu bàyyi Khalifa Ababacar Sall haute cour de justice CEDEAO sàkku ci état du Sénégal mu fay Khalifa Ababacar Sall 1,5 million ak juróom ndàmpaay ndax amul benn respecté nañ ko. plainte bii nga xam ne moom la ñu vidé démb avocat yi Khalifa ñu ngi ko déposé le 5 janvier 2018 te décision bi nga xam ne moom la juge Malick Lamotte rendre c'est le 30 mars la ko rendre donc plainte bu ñu déposé avant mënul concerner décision bi nga xam ne moo am barki démb donc dès l'instant que Sénégal qui est dépositaire de la signature des États membres de la haute cour de justice de la CEDEAO cour boobu wax na tey ni Sénégal dafa tooñ Khalifa Sall li ñuy sàkku ci nguuru Macky Sall ak di ko exiger mooy mu bàyyi Khalifa Sall du mu gën a gaawe ñu koy wax fii ak mardi bu bàyyiwul Khalifa ñun ñi ànd ak Khalifa daañu trouver les voies et moyens dem génne ko fa mu ne parce que mënuñu concevoir tey fii ñu toll ñu jàpp Khalifa Sall fee ca kaso ba di ko toppe 1 milliard ak lu tegal au moment où am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen di topp lu jege 1,5 milliard te kenn laalu leen. ba tey ci googule dossier la ñu desandi jawri gi ñu denk wàllub yoon di Ismaïla Madior Fall jot na ci àddu démb ci samedi gi xam leen ne daal dogalu àtte ga tukkee ca haute cour de justice bu CEDEAO munta soppi lenn ci bile dossier Khalifa Babacar Sall man ne ca ndungu si dañ ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo fédération pencum Ndakaaru amal ndaje mu yaa ngir gën a aar tout tànk yi bokk na ci ñaawlu nañu salfañe ak yelleefu tout tànk yooyu le fii ci réew mi rawatina fii ci Ndakaaru gën leen a toppatoo nag doon na lu leen yitteel waa fédération pencum Ndakaaru Karamoko si mayor seen kàddu àdduna ci micro Théodore Semedo. thème bi ñu fi teg tey dafa di thème boo xamante ne dañ ne xale bu juddu ñu déclaré la ci état civil. L'école Pikine 18 porte le nom de feu Cheikh Wade, ancien délégué de quartier. École élémentaire publique Pikine 18 nekk ci bokk Mamel Ndiaye. mangoog daañu dikkat incha allah ci googule école Pikine 18 ña nga woon ca pencum Ndakaaru googule fédération jëmoon ci gën a toppatoo ak itamit aar xale yi kenn ku nekk am nekkin gu mucc ayib ñu bañ a salfaañe seen nekkin rawatina seen àq ak yelleef Karamoko si mayor seen kàddu incha allah daañu dikkat ak moom na mu gën a yaatoo délégué général jëm ci solidarité nationale jot na tamit rafetlu ndaje goo xamante ne jot nañ ko amal ca banlieue ba jëmoon ci gën a aar tout tànk yi waaye nag fexe ba xale bu juddu rek am kayitu juddu loolee dina gën a ñoŋal seen ëllëg dañ ci teewlu Anta Sarr Diako ay kàddoom ci micro Théodore Semedo.
Union africaine dafa tànn 16 juin pour at bu nekk mu célébrer si taxawaayu xale yi waxta thème biñ fi teg tey dafa di thème boo xamante ne dañ ne xale bu juddu ñu déclaré la ci état civil maanaam nga am kayitu judd donc muy thème boo xam ne bu am solo la bu am importance la parce que pays africain yëpp am nañ problème ñun ñii tamit di Sénégal mu bokk ci problème boo xamante ne bu ñu bëgg résoudre la rapidement moo indi ay projet ak programme yu bëri tamit tegu te saa yu ñu ko tegee lu ñu ciy wax rek mooy xale bu juddu nañ ko déclaré ci mën naa ko firndeel ci benn programme boo xamante ne man mii rek man maa koy déroulé te dafa am ay conditionnalité te condition biñ ci njëkk a teg mooy pour nga mën kaa jëriñoo dëgg il faut que fu sa doom juddoo tamit nga dem déclaré ko te loolu defe naa pencum Ndakaaru fii ci Wakaam tànk boobu la ñu taxawee tey thème boobu la ñu teg pour que képp koo xamante ne borom kër nga woy jur nga ngay bu góor wala muy ngaw bu jigéen dañuy bëgg sensibiliser que fu xale juddooti rek nañu dem déclaré ko dañoo gisaat nag ne boo xoolee ne xale bu ñu déclaré wul boo saytoo li ci ëpp ay woy juram seen am demewul noonu moo indi accompagnement bii nag ñuy encouragé waat pour que nit ñooñu ñu mën ko def moo indi ñu di leen di jàppale tàggat leen puisque droit wu xale bu njëkk mooy boo juddoo ñu déclaré la ndax boo juddoo amoo kayitu judd bokkoo ci dara amul dara luñ la mën a boole jàng bu jotee doo mën a jàng wala boo jàngee tamit ba egg ci benn niveau doo mën a def say examen pour mën a bokk am ay diplôme ëllëg mu mën la jëriñ. son googu lépp ndaje di fédération pencum Ndakaaru jot nañoo sax ñaawlu ñenn ci askan wi nañu salfaañe ak yelleefu tànk yi ñu ne ci tumuranke gu métti te jot nañu taxawu leen waa pencum Ndakaaru Karamoko si maa yor seen kàddu jot na ci àddu ci micro Théodore Semedo. Union africaine dafa tànn 16 juin pour at bu nekk mu célébrer si taxawaayu xale yi waxtaan ci xalaat si sotten que ñu xoolaat suñu bopp xool suñu doxalin pour que xale yi seen nekkin gën a ñoŋ lu war a ñu tànn 16 juin nag mooy que 16 juin 1976 ci jamono apartheid ay junni xale dañ leen rey ndax dañu génnoon ci mbedd bi dinaan dañu bugg jàng ñu loolu nag Union africaine jàpp ci di wax ne at bu nekk dinañ ko fàttaliku waaye nag dinañ liggéey pour que taxawaayu xale gën a am solo fii ci Sénégal fii ci Afrique ren nag dañu indi thème bi ñu indi mooy développement Afrique comme Afrique mënut a dox te mu am ay xale yoo xam ne boole ñu fi donc développement bi waruñu bàyyi benn xale ci pegg bi waruñu ci beddi benn xale te nag soo ko seetloo enquêtes yi wane nan ci kayit yi nguur gi taxawal que 600 000 enfants juróom benn téeméeri junni xale yoo xam ne dana waroon dugg école ñu ngi fi dugguñu école ñu ngi leen bàyyi lan lañuy nekk ëllëg ci développement Sénégal naka la Sénégal développement Sénégal di amee njëriñ su fekkee lu ëpp 30 000 enfants ñi ngi nekk ci mbedd bi di yalwaan ñu leen di mettital di leen dóor di leen gaañ amuñu benn perspective développement Sénégal ban njëriñ la muy am su fekkente ne téeméeri xale yoo jël yu am tous ba juróomi at ñaar fukki xale yi kenn bundu leen amuñu kayitu judd te ko amul kayitu dugg mënoo jàng amoo identité doo voto doo nekk kon boog ñu ne comme thème boobu thème bu am solo la ñun fédération pencum Ndakaaru ànd ak suñu partenaire Child Fund ak waa Wakaam ak waa région Dakar bi ne ñaari thèmes yi dañ ci war a taxaw bu baax fexe xale bu juddu Sénégal am kayitu judd ku ko amul woon ñu fexe lépp pour que mu am kayitu judd ñu ne ñaar aussi war na ñun ñëm ñu taxaw pour que xale dootul tes ci mbedd yi xale yi nañu dem ci daara yi jàng xale yi nañ dem ci l'école yi jàngi xale yi nañ dem ci bërëbum métier yi jàngi métier waaye mbedd du place su xale nit ñi wax nañ ko waxaat ko luñ ci wax nag ren nañu wax ji bëri na ay loi am na ministère sax am na état mi ngi taxaw mi ngi bind mi ngi wax mais nag xale yaa ngi ci mbedd bi. école élémentaire publique Pikine 18 ba ne ca Njaareem Limamoulaye googule école am na tur gu bees école Cheikh Wade lañ ko duppee di tamit tur goo xamante ne commune bu Njaareem Limamoulaye ñoo ko jël ngir sargale ko ki nga xamante ne mooy délégué de quartier ba woon di Cheikh Wade ndaje gi ni mel Théodore Semedo ma nga foon. depuis taw bu metti bi ñu nemmeekoon fii si Ndakaaru xam ne wàcc na ci alarba bi ci Ndakaaru ak banlieue bi jaaxal na askan yi nga xam
mangoog dañ ci dikkaat incha allah ca commune bu Ndiarème Limamoulaye mi jël dogal duppe école bi nga xamante mooy école élémentaire publique Pikine 18 lañ ko tuddee woon bu njëkk waaye nag am na tur gu bees école Cheikh Wade lay wuyoo kilifa gox ba ñoo jël dogal gi ni mel ngir delloo njukkal délégué de quartier ba woon di Cheikh Wade Théodore Semedo. L'école Pikine 18 porte le nom de feu Cheikh Wade, ancien délégué de quartier. école élémentaire publique Pikine 18 nekk ci bokk Mamel Ndiarème Limamoulaye léegi de jox nañ ko turu El Hadji Cheikh Wade bi nga xam ne moom de nekkoon na délégué de quartier ci gox boobu te mu génn àddina te ñu ràññee ko woon ci muy dimbale saa su nekk askan wi. tur yi nga gis ñu joxe ko école yi amu ci benn tur boo xam ne conseil municipal moo ko jël tur wi de Cheikh Wade waa quartier bi ñoo ko tudd ñoom ñoo réunion seen réunion mais fii moom amul sax vote parce que ñëpp a ci àndandoo am consensus ñu tuddee ko Cheikh Wade jom ak bëgg nit ak bëgg askanam am njariñ ak bëgg goxam gox bi lu fi ne daanaka jàppale moo fi def ba ñuy toxu 72 benn tali bu gàtt moo fi amoon jëm mais dafa jëm ba buntu këram moo fi defoon ba ñuy tox si robinet yi moo fexe ba mu am avant nit ñi di installé wu. loolu de ñi nga xam ne ñoo nekk njabootu kii di Cheikh Wade rafetlu nañ ko bu baax. Cheikh Wade nekkoon na fi koo xam ni du ku ñuy expliquer daal loolu moom nit ñi sax ci boppam ñoo mën a def témoignage mais ñun en tant que membre de la famille ñun nous sommes. tey moom vraiment journée bi c'est une journée mémorable pour lui. maire bi Mamadou Beydi Sey moom de sàkku na ba tey ci ndongo yi jàngee ci école boobu daal di roy ci seen parrain. moom xale yi li ñu war a jëkk jële ci moom mooy fit fulla fayda jom ak bëgg nit ak bëgg askanam boo dégloo discours bi comité scientifique dégg lire sànq Ablaye Sall président Ablaye Sall lire ko discours boobu rek dafa doy pour que bu école tijjee dal koy jël photocopier ko maître yi jàng ko ci classe yi ñu wëlbati ko jox ko xale bu nekk nga di ko yor sa biir sac xam ne école bi ki nga ko tuddee te ngay jàng ci école bi borom jom la. ñi ngànk ñàng bi ci département bu Guédiawaye fellu ko ñoom tamit di rafetlu bu baax jëfinu maire bi. lu am solo la parce que état bi li mu bëgg mooy communauté yi xam ni école yi ñoo ko moom seen école la bañ nañ ko ba ci politiku état bi dafa am paquet bi dafa am benn axe boo xam ne dañ ko tudde gouvernance tur bi ñu jël tudde ko koo xam ne ci quartier bi la doomu quartier bi la wane fi ay jikko yu rafet def fi taxawaay bu rafet wane bëgg réewam jël kooku turam def ko ci école bi mu nekk ci xar kanamu école bi xale bu fi dugg da ngay daal di ne xaaral ma roy ci jikko jooju. bokk Mamel Ndiarème Limamoulaye moom de mu tuddee école 18 Cheikh Wade moom de bëgg na delloo njukkal seen notable boobu nga xam ne nekk na ñi njëkk a nekk délégué de quartier ci diwaanu Guédiawaye te nekkoon ci parti socialiste ba naataangoom yi doon ko tuddee le bâtisseur social te moom daal di génn àddina ci weeru février si atum 1979 amoon rek 45 ans ki duñ jokko yéen fii si diwaanu Ndiarème Limamoulaye Théodore Semedo pour Walfadjri. koy jaajëfal Théodore Semedo reportage yu bés bi ñu jagleel ko nawet gi nuyu aussi ci Ndakaaru tàmbale jur gàllankoor yu bëri rawatina ci dawalkatu woto yi yenn saay seen woto panne mécanicien yi ne seen tereta ubbi ci jamono ji ndax yegg si na ci waxtoom poos ya tàmbale na diis gan ndax saay su ne ñu dépanne woto rawatina yi tamit ñi yëngu ci wàllu ferrailleur dañ ci teewlu reportage yu jëm mbay. depuis taw bu metti bi ñu nemmeekoon fii si Ndakaaru si ndorteelu ay bés bile garage mécanicien daanaka wéetatul borom oto yi dañu fiy jaabante ndax bile taw jot na yàq ay woto yu bëri. macha allah gis nañ seen bopp bu baax a baax ñu ngi yàqu di ñëw bu baax a baax a baax a baax muy noddante nawet bi moom yàqamte wuñu bu jeex moom buñ sañoon moom muy taw 9 mois comme Guinée mooy suñu période parce que kenn ku nekk da nga daal sa paaka di xaar sa ay. suñu sukkandiko si ay kàddoom nawet nekk na jamono goo xam ne nii mécaniciens yi dañ siy gis bu baax seen bopp ndax ndoxu taw yi dafay faral di yàq bu baax motoru oto yi. am na moteur loo xam ne aspiration lay doon loolu bu fa duggee li si ëpp na seele bu aspiré ndox mi rek li si ëpp léegi bu moteur bi fayee nag léegi nag bu ñëwee yow automatiquement nag moteur bi foog nga tas ko xool li nga xam ni moom moo ci yàq nga changé ko mais li si ëpp nag noonu lay def moom ba xasee bu dugg si ndox rek aspiration bi day yomb parce que moteur bi mooy kii bi mooy oto bi parce que boo xasee bu dugg ci ndox moom boo duggee milieu bi nga xam ni ndox mi tolloo na ak aspiration fii admission bi tolloog ndox mi rek da koy aspiré. gannaaw mécanicien yi lee ñeneen ñoo xam ne ni yàkkamti wu ñu nawet bi jeex mooy ferrailleurs yi lii di ferraille bëri na lool fi mu toll nii. nawet bi ferraille itam day gën ci nawet presque ci nawet lay gën a gën presque ndox mi moo koy waral parce que lu bëri su solee ndox day am problème affaire yooyu waaw
maanaam borom kër yi instant bi su tawee ñoom dañuy bale waa garage suñ joxewul sax ñi ci kër yi dañuy joxe. alhamdulilah ñoo ngi ciy gis suñu bopp bu baax daal alhamdulilah. nawet bi tàmbali na fii si Ndakaaru jot na taw mécanicien ferrailleur yi tàmbali nañu gis seen bopp bu baax si lu ni mel ndax seen ëpp liggéey mu ngi dox bu baax a baax. mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono jaajëfal Cheikh Tidiane Diop mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg Walf TV mu yendoog jàmm ak programme leeru jamono yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew